waaw jërëjëf monsieur Mbacke ñu ngi lay sant di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu monsieur le préfet di nuyu monsieur docteur Mbaye di nuyu sëriñ daara fi nekk di nuyu ñi fi teew ñëpp di sant yàlla bu baax di amaat mbégte ni benn doomu Kébémer ñu koy wax Sidi Bara Fall defaat na un geste lii du lu mu jëkk a def ci li muy def lii da cee topp parce que am na lu ko jiitu woon mi ngi koy defal askan wi mi ngi koy defal individuellement ay doomu Kébémer ci boppam. parce que wax naa ko ci biir bi ñu toogee ci bureau préfet am na ñoo xam ne bu ñu leen confiné ñu toog seen kër te yëguñ dara c'est grâce à Sidi Bara Fall parce que am na fu mu jaar ak ñoom ba wutal leen xëy nga xam ne ñi ngi toog seen kër di fay ko weer nga xam ni bu lii bu méttee ba métti lañ ci yëg du bari c'est grâce à Sidi Bara kon dañ koy sant yàlla bu baax. lii tam mu def nag pour geste pour mu àgg ci ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole nga xam ne ñi ngi toog seen kër dan xëy di liggéey xëy di fortaat te amuñ dara ak ndonge daara yi ñu ngi koy sant bu baax parce que lii moo ko war dama wax dëkk ci dëkk bi defar dëkk bee ko gën te moom yàlla dogal ne fi la dëkk fi la bokk mi ngi yàgg a def ci dëkk bi tey defaat na ñu ngi koy sant yàlla ci turu monsieur le maire Mamadou Lamine Thiam empêché ñi ngi sant Sidi Bara Fall bu baax turu waa Kébémer yëpp nag ñu ngi koy sant lii moom man je suis témoin ni da ko yàgg na koo def da koo defati ñi nga yàlla mu gën ko mën a def ñu ngi koy ñaanal yàlla fanu gudd ak fa mu bëgg àgg mu àgg fa ak li mu yéene Kébémer yëpp yàlla may ko kattan ba mu ko defee ñu ngi koy sant di ko gën a wasalaam. rek ñu revenir un peu ci don bi nga xam ne tey ñu ngi koy assister. voilà merci beaucoup ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu waa Kébémer yëpp di nuyu aussi Sidi Bara bi indi don bi fii bon toujours dama koy wax société civile Kébémer waa Kébémer en tout cas man def naa district yu bari mais ñoom ni ñu taxawoo généralement seen dëkk gisuma ko fu bari te loolu aussi ñoo ngi leen ciy remercier parce que effectivement comme ni ko kenn rappelé ce matin c'est vrai peut-être ay moyens mën na jóge niveau central mais balaa moyens yooyu ñëw ñi fi nekk dañuy wax lu ñu mën dañuy def lu ñu mën district aussi dafa jéem avec le comité de développement sanitaire def lu ñu mën lu mu néew mais gis nañu après taxawaayu maire bi gis nañ taxawaayu doomu Kébémer yi en commençant par docteur Aïssatou Lo Kébé santé et cetera ñu bëri jaar nañ fi mais tey Ousmane kii ñëw na Serigne Sidi Bara ñëw na indi na fi ceeb loolu aussi lu am importance la parce que bu fekkee taalibe yi surtout moo ñu posé woon problème dañu leen nañu toog te ñoom liñ daan dundee dañuy dem di ko wuti mais bu fekkee don bi ñëw na dolleeku ci li maire bi def dafay gën a am solo waaw et puis nag man message bi may lancé mooy la prévention toujours dama koy fàttali bu ma amee occasion wax ci média population bi nañu raxas loxo yi am na ay points d'eau yu bari yu nekk ci dëkk bi chaque 2 jours dinañ ko remplir muy des centaines de litres avec la collaboration avec les sapeurs pompiers donc képp ku dem ci marché bi wala nga jóge beneen dëkk ñëw wala nga jóge Dakar wala nga dugg ci dëkk bi raxasal sa loxo ba mu set ku liggéey ba wàcc aussi war a dellu sa kër na nga raxas sa loxo ba mu set di moytu aussi de s'infecter xamaguñu en tout cas fii dans la région waxuma sax dans le département mais dans la région il y a pas encore de cas positifs on touche du bois loolu la ñuy ñaan donc mais na taxawaay bi dëgër rek waaw parce que bu xawee yàgg nii nit ñi bàyyeeku rek affaire bi gagné ñu waaw comme dañ ne guerre la nag da ngay nekk ci say position waaw ñu bañ la bett parce que Europe la fa xew affaire bi dafa leen bett parce que bu leen bettul woon du leen mëne noonu ñun nag aussi kon am nañ chance su gis li xew Europe ak Amérique dañu war a taxawaay boo xamante ni dañuy préparer suñu bopp tey waa loolu la ñu yàlla may chance boobu affaire bi njëkkee Europe ak Amérique ak Asie donc loolu daal laa leen di ñaan et puis ñu wàññi dox bi koo xamante ni amoo soxla bu jàmp pour dem fenn bul fa dem bul ko jéem wala ngay jéem a contourner di voyager ci suuf seeg yooyu da ngay indi problème parce que dispositif bi ñu teg ay semaine bu fekkee yaa ngi def yooyu rek da nga koy yàq waaw kon nag na ñëpp taxaw def prévention bi toog buñ ko defee 2 semaines 3 semaines avant 1 mois yàlla mën nañu dimbali contamination bi jeex ñu nekk ci hôpitaux yi ñu faj leen ñu dellu seen kër voilà loolu daal laa doon rappeler population bi di gërëm ñëpp nag di gërëm waa chauffeurs yi aussi ma profité wax ne ñoom ñi ngi jàpp ci xeex bi parce que bi ñuy mettre en position point d'eau yi garage bi yóbbu woon nañ fa ñaar seen président bi vraiment dafa bokk ci comité local bi di ci def liggéey bu am solo mais damay gis aussi ñoo xamante ni dañu jóge beneen zone ñëw ci dëkk bi xaw a feebar du feebar boobu nag mais dans un premier temps loolu la ñuy xalaat mais bu ñu defee test bi dinañ xam ne du feebar boobu
mais ñi leen indi ci dëkk bi dugal leen ci oto yi jaar ak ñoom ci suuf di leen fayee ko ay 10 000 ñooñu aussi ñi ngi yàq liggéey bi moo tax maa ngi lancé le président Moussa Diop un appel maa ngi koy lancé appel pour mu vraiment mu wax ak chauffeurs yi muy chauffeur bu nekk ci garage wala bu nekkul ci garage ñoom ñëpp daal ñu bokk ci xeex bi te bokk ci xeex bi mooy ñu garer seen oto pour le moment xam nañ ni metti na mais ñëpp la jàpp ku nekk amoon nga activité mais activité boobu wàññeeku na ñoom aussi seen activité yi wàññeeku na je pense que am na ndimbal boo xam état bi bëgg na ko indi bon nañ xaar ndimbal boobu parce que tant que ñu ngi def yooyu di jaar ci suuf ak yooyu affaire bi du jeex te tant que jeexul ci coono la ñuy nekk waaw bu fekkee nag ku nekk toog na jouer ce rôle dans 2 semaines 3 semaines incha allah affaire bi jeex ci wàllaate bi ñu faj ñi nekk ci hôpitaux yi ñu dellu ci jàmm di ñaan aussi que mu yem àdduna bi yëpp la fa am aussi mu jeex waaw loolu daal la ñuy ñaan doon lancer appel boobu waaw du dañu cibler chauffeurs yi nag mais ñëpp la ñu wax mais képp ku ñu gis sa domaine rek nga def lu dul noonu dinañ intervenir ci rajo bi wax effectivement pour nga jàppale ñu pour liggéey bi jaar ci yoon merci. aouzu billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen sant bu baax a baax di leen gërëm di nuyu monsieur le préfet ak docteur Mbaye ak monsieur le maire ak Sidi Bara mi nga xam ne moo andi doomu mel nii ñuy wax nag ci turu daara sëriñ daara yi nekk ci commune de Kébémer yëpp di leen wax ne lii nii ñi ngi wax ci seen turu ñi sant doomi dëkk bi yëpp di sant kilifa dëkk bi monsieur le maire ci don yi ñu indi ci sëriñ daara yi ndax lii dafa demee noo xam ne tawat la joo xam ne suñu boroom mi nga xam ne mooy tegee ab jàmm moo ñu ko teg loolee nag la ca war mooy delluwaat ko ñaanaat ko yàlla ngir mu teggi ko day ñaan ñun suñ daara yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Kébémer lii nii am na solo lool delloo nañ ko tam fañ ko war a delloo ndax ñun amuñu lu dul ñaan tey toll nañ foo xam ne nii ku mel ne sëriñ daara yi seen kii seen manuwaay maam seen nu mu ko waxee sax taxaw seen néew doole tax na maa mënuñoo am fenn foo xam ne fu ñu mën a wéeru kon bu ñu amee doomi dëkk bi ñu taxaw ngir dimbale sëriñ daar yi nga xam ne ñoo nekk fi ngir jàngale kon loolee dañ leen ci sant bu baax mu mel ne ñu bëree bëri taxaw nañ ci doomi dëkk bi ngir dimbale sëriñ daara yi kon lii dañ ci sant ñëpp di sant nag sëriñ Sidi Bara Fall mi nga xam ne moo indi lii nii ngir jëmalaat ci daara yi ba tax na ñi ko jiitu ñëpp kenn ku ci nekk wax dëgg yàlla maam taxaw nga def tam lu mel ni ku mel ne sëriñ maam Bara monsieur le maire jël na ay dépenses yoo xam ni jëm na ko ci suñu daara yëpp kon bu Sidi Bara ñëwaatee indi lu mel ni jëmalaat ci daara yi kon di sant tamit Ibrahima Cissé Ibrahima Sy ak soxna si Lo ñi ngi koy sant ñi ngi koy sant bu baax a baax di sant ñëpp daal te dina xamal ne moom lii nii ñun amuñu lu dul ñaan ay siñ daar lañ néew nañ doole lool kon buñ demee delluwaat lépp ci suñ borom na ngeen xam ne mbir mi ci boppam incha allah rabbi ñun liñ féetewoo mooy ñaan moom ñi ngi ci ñaan ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. seet si préfet comme moom moo fi nekkal njiitu réew mi Sénégal bu amee problème bu toll ni coronavirus bi lëmbee àdduna bi yëpp président Macky Sall jël directive yi mu jël bi ci njëkk muy def couvre-feu état d'urgence loolu nag bu amee dafa am loo xamante ni ay mesures d'accompagnement la loolu mu commencé ci xalaat moom ba ni dina teg un fonds de 1000 milliards mais bi mu ko defee aussi localité boo fi dem dafa am ku ko fa représenté ñun nag préfet bi ñu seet si moom mooy le représentant du président Macky Sall di koy jox wàccuwaayam di ko jox cëram di ko remercier aussi ci dalal bi ñu dalal ndax ñëw nañ fekk un homme ouvert fekk nañ un homme de dialogue mais fekk nañ aussi koo xamante ni il s'est déjà imprégné des préoccupations du président Macky Sall donc mun nañ wax ni ñun suñu xel dal na ci préfet bi ñu fekk ci suñu dëkk parce que nag man maa ngi soog a xamante ak moom
te bu ma fi fekkoon leneen nit loolu lay wax mais li ma fi fekk mooy suñu xel dal na ci l'autorité administrative bi nga xamante ni moom lañ fi fekk. bi ñëwee aussi fekk fi ki nga xamante ni tey jii ku fi jooytu feebar rek ci moom nga jëm muy le docteur Mbaye ñu fekk ko moom it vraiment témoignage yi nga xamante ni moo am ci biir waxtaan wi mooy ni tey Kébémer xaw ma lu ñuy jooy mais un médecin de valeur loolu jooyuñu ko donc kon moom par rapport ak fi situation bi toll ñu koy ñaanal taxawaayam gën a dëgër ndaxte dañuy faral di wax ni médecin mooy faj mais yàlla mooy wéral ñaan yàlla moom yàlla di ko inspiré ba nga xamante ni ku egsi ci moom njàmbat boo fa indi woon yàlla suturaal ko ba bu la joxee lam la war a jox tawat topp ci. ma ñëw fii aussi fekk fi suma xarit suma ami Ndiaga Diaw mu représenté le maire moom bu ma ko fekkee ci jataay toujours ma ñëw bokk ci dara wala di fa indi dara wala ñëw ci mbir ñu ni Ndiaga Diaw mi ngi ci biir mbir mi la muy tekki mooy waa Kébémer seen xel war na dal li tax mu war a dal mooy Ndiaga Diaw moom du nekk ci caaxaan te du fekke fu ñuy caaxaane du nekk ci njublang te du fekke fu ñuy njublange nitu dëgg la beneen bi ci des aussi dama ne ko ci biir dama lay ñaanal nga nekk maire parce que tey bu fekkee yàlla def na ci yow nga dëggu yàlla def ci yow nga doylu bu yàlla boole ci nag expérience kon donc yow lu ñu la jox rek matale nga ko man nag li nga xamante ni dama ko indi tey fekk fi aussi sëriñ daara yi ñu am taxawaay bu rafet ndax buñ nee docteur mooy faj mais yàlla mooy wéral kon donc dañuy gëm ni tey ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy dëkk ci di tàllal seen loxo yàlla ak di jàngal Alxuraan dañu nekk un maillon essentiel de la chaîne maanaam ñoom kenn mënu leen a jëlee ci mbir mi donc ñuy ñaan yàlla yokk seen taxawaay te aussi seen i ñaan yàlla mi nga xamante ni moom rek moom rek mooy nangu yàlla na nangu seen i ñaan au grand bénéfice des populations de Kébémer lii nag li ñu fi indi la parce que aussi daf ñoo war dama faral di wax ni muy koñ wala muy dëkk boo fa dëkkee wala koñ boo fa nekkee war ngay fexe ba di jéem a amal njariñ koñ ba wala dëkk ba yàlla nag mooy def ku ci nekk ak fa ngay féete sa dëkk am na ñoo xamante ni tey yoruñu lu ñu joxe mais am nañ taxawaay yu ëpp solo sama taxawaay man tey ci dëkk bi mais ku ci nekk rek dafa am wàll woo xamante ni ci ngay indee sa contribution te boo dee gor dëgg it mënoo fee indi lenn loo xamante ni doo ko xeeb ndax da ngay xam ni ab dëkk bu fa problème amee boo xamante ni nag li ma gëm mooy c'est un problème sanitaire mais nee naa gars yi ci biir man problème sanitaire bi ragal naa ko mais ragal naa trop conséquences économiques et sociales parce que tey kalandoo yi dawalatuñ lañ war a dawal 20 heures nga tëj na daan def lekk ak di ko jaay gi defatuñ ko am na ñoo xamante ni ci ay xew lañ daan dem di fa kaajee di fa lijjanti dematuñ ci xew donc tey source de revenu moo amatul loolu nag bu amee lu mel ni am te xamuñu kañ lay jeex yàlla na teel a jeex foofu laa waxe ni ñun dañoo ñëw rek accompagner le comité bi ñu fi fekk accompagner le préfet bi nga xamante ni moo fekk foofu nag laa interpeller le maire parce que Ndiaga Diaw ñaanal naa ko mu nekk maire xam naa ni ci lu mu nekk sama xel dal na ci mais dafa am loo xamante ni kenn rek lañ koy fal ci dëkk bi muy le maire muy sama xarit Mamadou Lamine Thiam muy le maire de Kébémer sama xalaat fi mu dem rek mooy bala nga naan naam da nga fay ne booy voté budget nga ci boole ay assainissement di ci boole ay investissement di ci boole lu ne mais lii bu xësee ba am yooyu yëpp da nga koy bàyyi da ngay concentrer tous les moyens de la commune ci lii te xam ni tey dina am ñoo xamante ni ñu ngi ci quartier yi commencé nañ bu ñu ndekkee añ ñu reer bu lii continuer dana yegg foo xamante ni ay problème lay jur il faut qu'on s'organise il faut qu'on anticipe sur les problèmes qui doivent subvenir donc tey les conseils de quartier war nañ mën a toog réunir ak le maire avec le conseil municipal remonter les problèmes parce que dëkk bi ay jeunes ñoo fi nekk ay femmes ñoo fi bari te source de revenu yi bariwul su fekkee nag yooyu dafa am da ngay sóor ni dina am problème man li may ñaan tey mooy la mairie li ma leen di ñaan mooy le budget bi ñu am ci lu ñu ko naroon jëmale rek nañu xaar lii moo mënta xaar ndax bala nga naan naam da nga fay ne nañu renforcer les districts sanitaires yi nekk ci dëkk bi ba duñu manqué dara
commencé xalaat jeunes yi commencé xalaat femmes yi ci seen suba ak seen ginnaaw suba parce que c'est un problème sanitaire mais qui a des conséquences économiques et sociales énormes loolu nag bi ma ko waxee Ndiaga lam ma wax dal na sama xel parce que nee na ma ñoom ña nga ca ba war nañ même tenir une réunion donc ñëw naa fii ak njàqare ndax yu mel nii bu amee day am mais aussi j'ai assuré le préfet de ma disponibilité à l'accompagner lii dama ko fi indi mais nee naa ko à chaque fois que de besoin su ma xalaatee ni war naa ñëw dinaa ñëw su ma xalaatul ni war naa ñëw yow nga gëm ni damaa war a ñëw woo ma parce que ñun dëkk bi fi lañ dëkk moo ñu gënal lu ñu am suñu njaboot nag dafa am fu mu féete suñuy liggéey am fu mu féete ba ma tax mën nañoo gëj ci dëkk bi mais lii indi nañ ko pour une première mais je suis à vos côtés je suis à côté de Ndiaga je suis à côté des populations de Kébémer parce que nag dafa am aussi loo xamante ni duñu ko mus a dindi dañu dëkk ci dëkk bi di ay citoyens mais nous sommes aussi des responsables politiques moo tax bi may ñëw ma jël ki nga xamante ni mooy le pionnier de l'APR muy am Ibrahima Diallo ma ànd ak moom parce que su fekkee aussi le président dafa joxe ay indication ñun ñi nekk ci moom dañ ko war a suivre et c'est par rapport à ça que la ànd ak Ibrahima Diallo ñëw aussi ànd ak ku mel ni Ibrahima Simi nekk sama wet du conseil économique social et environnemental li muy xale-xale lépp xam na li ko war ci dëkk bi mu def lii sama droite yaa ngi fi gis Boubacar Samb bañ ñëw bëreet la ne ma looy indi ma ne ko maa ngi ñëw mu ne ma boo ñëwul ma dem wuti indi ma ne ko xaar ma maa ngi ñëw parce que yàlla nag boole nañu ak ay nit ñoo xamante ni comme ni ko préfet waxee dañoo bëgg seen dëkk ma ànd fekk ay ñoom Maodo Dieng ànd fekk ñoom Papa Ndiaye ak ñeneen kon daal préfet ñi ngi lay gërëm di la sant di ñaan yàlla mu dëgëral sa taxawaay di la wax ni ñun kontaan nañ ci yow te xam nañ ni notre ville est entre de bonnes mains et pour terminer je répète ma phrase d'avant je me tiens à votre disposition pour vous accompagner dans ce combat merci beaucoup. moo ci li nga fi indi rek nga wax ko ñu dégg. non li ma fi indi ok ana mu nekk mu ñëw di gërëm bu baax yéen ñëpp ñi fi teew ku nekk sa tur ak sa sant di remercier monsieur le maire Ndiaga Diaw di remercier docteur Mbaye di remercier président ndongo daara yi mais di gërëm Serigne Bara Fall tey geste bi mu def tey geste bu rëy te président Abdou Diouf daan na ko waa mu ne ku def lu rëy am lu rëy te Bara Fall te am nga lu rëy te bëgg nga si liste doomu Kébémer ñi contribué wu te ci témoignage yi Ndiaga Diaw def si yow me rassure de plus encore certes maa ngi fii depuis bientôt 2 ans mais tey déjà li nga fi def ak li ñuy wax si moom ça me rassure te ma xamal la yow tamit doo des si ginnaaw parce que doomu Kébémer bari nañ mais yàlla am na nu muy tànn te bu la tànnee nga bokk si ñu baax war nga def lu baax te wan nga ko def nga ko ñu ngi koy remercier. merci beaucoup. tey ñu ngi si en guerre contre le Covid-19 communément appelé coronavirus dafa nekk guerre bu am solo la certes wax nga ko fi sànq am na ay conséquences parce que guerre bu nekk am na cause et conséquence te cause xam nañ ko mais conséquence tamit ñu ngi ci te li nga indi fii déjà c'est comment dire avant-première la c'est sûr que même feebar bi fi jógee dina am ay conséquences surtout économiques te je crois que loolu il faut ngeen sorale ko lii déjà je dis que doomu Kébémer macha allah parce que vraiment wane na doomu Kébémer Ibrahima Sy conseil économique et social environnemental def na ko góor gi si Dieng gisuma ko mais il paraît def na ko parce que li ñëw si Kébémer loolu la ñu mën a témoigner moi je ne triche pas je peux apprécier et à sa juste valeur ce qui me est présenté donc aujourd'hui je sais que vous faites partie de la liste bokk nga si liste bi donc ñu ngi lay gërëm di la remercier bu baax lii lu am solo la mais li ma encore marqué si yéen ñaar certes am na ñuy joxe ay lavage main ay
eau de javel mais yéen vous avez diversifié certes boo raxasee sa loxo set na mais am na li nga war a dugg sa biir muy ceeb Ibrahima Sy def na ko yow def nga ko macha allah ça vraiment c'est à noter et c'est à féliciter et si lañ jëm déjà l'État a pris le devant parce que hier quand on m'interpelle le grand magasin bu gëj na ubbi je sais que am na lu ñëw et li ngeen wax ni je sais aussi monsieur Fall soyez rassuré que lii ça va de droit à ce qui les ayants droit je vous ai parlé de les cas des carcasses ren am na carcasse yi ñëw mais waa Kébémer laaj leen lépp dafa jaar yoon te lii tamit on va suivre ça de près fu mu war a jëm dina fa egsi et amul sikk-sakk donc ça moom lu ngeen joxe ça sera dans de bonnes mains et ça va aux ayants droit donc maa ngi leen di gërëm di leen remercier waa presse tamit yéen tamit vraiment je vous remercie beaucoup yéen a ngi diffuser di informer wu di sensibiliser donc vraiment ñu ngi leen di rafetlu di leen jaajëfal loolu laa mën a wax pour le moment parce que daal bi tàng na te il fait très chaud vraiment je vous remercie sincèrement de votre cœur merci beaucoup. waaw